yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Omar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal Omar man lay dalal jàmm ci plateau kennu askan bi fii si ITV. Alaaji Malick maa ngi lay nuyu di nuyu say téléspectateur di nuyu waa kër gi yëpp di am mbégte beneen yoon daje ak yow. ngir waxtaan ci suñu wàllu réew. suñu wàllu économie. mu nekk lu am solo alors yow Omar Cissé yow yaa jiite ACIS suñ ko waxee xel dem si commerçant ak industriel yi gis nañ fan yi ak manifestation yi fi jot a am na si ay commerçant yi nga xamante ni lott nañ si trop attaqué nañ seen magasin yàq nañ seen alal mu nekk lu doy waar naka noonu aussi grande surface yi aussi ñoom tamit demuñ ginnaaw alors situation bi laataa ñu siy xuus bu baax mbir yi xewoon fan yi nii yow nan nga koy jàngatee. En tant que sénégalais en tant que observateur nga nekk tamit kilifa si réew mi di bàyyi xel doxalin bi nan nga koy jàngatee. jërëjëf Hadj Malick ni nga ko waxee noonu la demee ñun ñëpp bokk nañ. gis ne jamono yi fan yi ñu génn. dëkk bi xawoon na yëngatu. ba maa ngi dégg ci xibaar yi ñu ne lu mat fukki nit wala fukki nit ak benn seen bakkan des na ci. ñii door suñu kàddu ci jaale seeni njaboot. ñaanal leen yàlla yal na yàlla yërëm leen jéggal leen muy lu métti ndax benn bakkan bu génn àdduna rek comme ni ñu ko suñu diine waxoon nee na képp ku dundal benn bakkan mel ni na dundal nga àdduna waaye képp ku faat benn bakkan it mel ni na faat nga àdduna kon fukki nit wala fukki nit ak benn loolu lu doy waar la kon ñi ngi jaal seeni mbokk di wax ne lii yàlla bu mu fi amati muy nag lu métti loo xam ne jàpp naa ne amul benn ruq bu mbaay amul benn secteur bu mbaay commerçant ku dul commerçant ñëpp la laal ndax dafa nekk mbir moo xam ne xaj na bett na waajuñ ko woon aussi ñu bari it jàppoon nañ ne xaj na du yegsi fii waaye nag boo gisee ñuy daw fitna lii la te alquran waxoon ne wa taqu fitna laa tusiibanna lazina zalamu minkum xaassa daw leen fitna ndax bu ñëwee du yem ci ñi ko defoon rek ñi ko sooke woon boobu la wolof di wax naan ay du yem ci bopp borom ba tax na surtout les commerces boobu ni nga ko waxee waxuma la sax yàq bi waaye toog rek ba ñu ubbi ci ab économie ñaari fan ñetti fan 48 heures 72 heures baaxul loolu catastrophe mënu ko weesu rawatina nag bu ci ay yàq amee loolu imaginel nu mën a jur ci ay jafe-jafe alors niveau violence bi ginnaaw ba nga ko nemmee koo gis tamit image yi niveau violence bi ban taxaw seetlu nañ si mën a def waaw comme li ma wax mooy jàmm lu jàmm rek moo ko gën ba tax na bu déparé dinañu xam fu muy tàmbalee waaye fi muy yem kenn du ko xam niveau bi foo ko natt rek weesu na ko ndax bu amee moor doom rek su amee ko faatu rek yaakaar naa ne li wolof di wax ay du weesu bàyyi dee na sax ma lakk na maanaam ay mënta weesu loolu bakkan wadd ñu naan nag ay bakkan kon man damay jiital sax loolu ci yàqu-yàqu matériel bi nga xam ne moo yàqu donte wax dëgg yàlla du loo xam ne luy jëriñ la ci kenn ci ñun waaw du kenn ci ñun ku muy jëriñ ma jàpp ne am réew dañ koy waxtaanee dañ koy péncoo gis nga bu waxtaan amul rek en général yi lay jur kon réew foog ñuy waxtaan faw ñuy waxtaan surtout ñu ko seq faw ñuy waxtaan man dafa bokk ci li may wax toujours surtout bu ndajeek autorité yi mooy nañuy waxtaan nañuy jëm ci askan wi di seet di gëstu seeni jafe-jafe mooy lan waaye nañ leen di déglu buñ di tànqamlu koo xam ne yaa waroon na ñëw ci moom laaj ko lan mooy jafe-jafeem lan la bëgg lan la manqué lan lañ ko war a gunge boo ko defatul bu ñëwee ci yow wax la war nga koo déglu jéem a xool li mu wax lan moo ci mën a nekk nga taxaw ci la ca mënta nekk ngeen wutal ko programme kon lii réeroo amul ñàkk waxtaan kon lii gouvernement bi ak tamit njiitu réew mi président Macky Sall nu mu ko waxee ci message à la nation bërki démb dañ ci war a tirer ay leçons yu am solo ba ñu éviter yu mel nii ba ñi nga xamante ni ñoo ko seq wala askan bi rawatina jeunes yi ñu gis seen bopp. tout à fait parce que boo defee jàngat dëgg-dëgg ci li xew. xaj na am na lu ko sooke parce que y a pas d'effet sans cause. oui mais ci biir mbir yi da ngay gis ni
am na yeneen yu feeñ yoo xam ne dafa mel ni sax moo joggati. li taxoon yëfi déclenché. mooy ni ay frustration yu dajaloo. effectivement li ñu tuddee la dernière goutte qui a fait déborder le vase loolu la. oui gis nga ko ci deful jàngat bii tu passes carrément à côté. ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci secteur bi. oui. Haj Malick bu àjjuma jotaan Sandaga da ngay xam ne àjjuma jot na da ngay gisee nit ñi nu ñuy bëree. ci dëkk bi di yalwaan di yalwaan sax. àjjuma lañ ko daan gën a gis. mais Dakar croyez-moi amatul léegi bis boo xam ne yow doo foog ne tey mooy àjjuma. tout le temps les gens ñi ngi yalwaan. te bu yàgg àjjuma la doon bu yàgg àjjuma doo nga daan loo réeri bi si bu àjjuma jotee nga xam ne àjjuma jot na. laa da ngay gis la ruée des personnes yu ñëw ci Sandaga di yalwaan bu àjjuma jàllee dootoo leen daanaka gis ba àjjuma. te ñoon ñëw woon pour jën dañ doon ñëw. pour yalwaan dañuy ñëw pour yalwaan léegi nag amatul àjjuma amatul altine amatul loolu lan lay tekki. mooy nit ñi dañoo sonn. frustration boobu nag. jafe-jafe yooyu daanaka moo yokk mbir yi. dégg nga gis nga journaliste nga li xew dégg nga nit ñi bu ñu boo leen interroger li ñuy wax. oui. dañoo sonn ñun yàgg nañ alerte wax ne. oui. ca première vague ba lañ ko njëkkoon wax assise. ne mesures yii ñu jël jëmul kër. parce que yàlla dafa dogal li mu dogal mooy ñun réew lañ moo xam ne réew mu ndóol la. voilà amul kii réew mu ndóol la. en voie de développement ak ay réew non nous sommes un pays pauvre su fekkee on n'est pas un pays très pauvre. donc dafa am yenn mesures yoo xam ne boo koy jël da nga ko war a jël ak lucidité. ndax lii réalité fii du réalité feneen. te fii nit ñi wax dëgg yàlla tànk ñi ngi mën a am luñ lekk ak luñ naan. oui. neex nañoo gérer. waaye nag li wolof di wax biir bu saako bu deful lu taxaw. am na solo. moo tax jàngat bi foofu la war a jëm. exact alors laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi ak tamit grande surface yeeg yooyu yow yaa jiite ACIS nga nekk directeur exécutif bu association des commerçants et industriels du Sénégal ñu gis yéen mbir mi comme ni nga ko waxee sànq bàyyiwul benn secteur alors yéen seen secteur commerçant yi am na si ay magasins yi nga xamante ni ñoom am na lu leen metti trop est-ce que mën nga si ñëwaat si yàqu-yàqu yi nga xamante ni jot ngeen ko am. effectivement. tudd nga grande surface yi. waaw daañu si ñëw ci kanam tuuti. laal na leen. mais commerçant yi nga xam ne c'est des sénégalais bon teint nga xam ne fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo seen lépp fii lañ ko amee amaana sax mosuñoo génn dëkk bi am na si ñoo xam ne effectivement yi fi laal na leen. ce qu'on appelle les dégâts collatéraux loolu ci xew-xew yu mel nii. du ñàkk. mën ngaa jël say précaution yëpp nag mën ngaa jël say matuwaay yëpp. waaye nag léeg-léeg mbir mi àgg foo xam ne ñi koy def sax dootuñ ko maîtriser. mais ñoom ban façon la leen laalee dañu tëjoon ñu dajji seen magasin wala da leen fekk seen magasin foqati lu ñu yore wala lan. waaw xaj na fekk la sa biir magasin foqati ko loolu à ma connaissance dégguma ko. donte nag mën na situation bi foofu nan la fa tëj. waaye nag ni mu demee dëgg-dëgg mooy ay dajji am na. ay dajji am na. ñu tëj ba pare ñu ñëw dajji ñu dajji ay tëj léegi-léegi sax du sax loo xam ne dañ koy def intentionnellement ñëw jël ko mais situation yi mooy tëddee noonu. ba nga xam ne voilà nit ki nekk na ci mbedd mi sonn na dem na ba lu mu gis rek. surtout lu jëm ci alimentaire lekk. mu jël pour jëriñu léegi nag masse bu ñëwee ku nekk jël yàggee rek mu kii mais am na ci yoo xam ne moom daf lay wax na lii daf lay wane lii day ay ñu leen rax la. ay bànn ñoo di def yenn yi. di def yenn yi loolu du ci ñàkk xam nga ki nga xam ne àllab neen. liggéeyam mooy jël yëfi jàmbur. à temps normal su amee opportunité bu mel nii lii. mais qui peut le moins qui peut le plus peut le moins. nga xamante ni ñoo xamante ni lii mooy seen liggéey. voilà occasion yi su amee duñ ko raté. ñoom jàpp nañ ne dañ naan yàlla ñëw na. dañ naan traite bu taxaw la. donc loolu mënuñ ko imputer kenn parce que ñooñu àla kulli haal seen liggéey la ñoom loolu lañ def liggéey. donc moo tax lu jar di réfléchir la. lu jar di xalaat la balaa ñu ci dugg. xaj na voilà mi ngi mel ni rek marche non autorisée yi. boo xoolee léeg-léeg ñi koy def xaj na sax ñoo ñi njàkkaar lool bu doon ñoom rek la du am jafe-jafe. waaye ñi nga xam ne dañ ciy bokk.
ñi ciy rax te bokkuñu ci léegi-léegi ñoo indi jafe-jafe même sax léegi-léegi marché bi autorisé ñu encadré ko mais du tere mu am aw finish. dem ba ci pandaw ga. am na ñoo xamante ni marché bi mu yàqu sax moo leen di gënal. donc yooyu yëpp ay paramètres la yoo xam ne mooy waral yëf yi di déborder. waaye la ko leeral commerce bi moom wax naa la na la sans compter sax péage yi ak ni ñuy jëlee yëfi jàmbur yi. toog 24 heures wala 48 heures wala 72 heures voire plus liggéeyoo ci économie bu mel ni Sénégal nga xam ne mi ngi reposé bi essentiellement ci commerce. ak secteur informel. mais c'est catastrophe la. alors si xayma loolu suñ ko doon xayma si wàllum xaalis yéen def ngeen étude boobule jëm si commerce bi nga xamante ne dafa toog bis mbir mi tagga tembe demul dikkul. waaw xam naa ne xayma bi moom defaguñ ko ci chiffre. waaye jàpp naa ne loolu ku nekk suñu war na ko mën a xayma ndax. wax naa la ne la benn 24 heures bu Sandaga xëyut ubbi rek mais c'est beaucoup de centaines de millions. waxuma la nag. l'étendue du territoire. Sénégal gi yëpp pratiquement fépp jax. mais quand même tàmbali waat nañ. wala ndànk-ndànk reprendre nañ quand même depuis démb. bu baax wala ndànk non depuis démb quand même yëf yi les choses circulent. wax dëgg yàlla ni ñu commencé ne xam nga tey même bu fekkoon sax ni. amul benn pillage amul benn mais nit ñi ñoo ñemewul. ñëw yow boo ñëwee ubbi doo gis koo jaay. parce que ñemewul. déjà yoon bu muy jaar ñëw problème la. jàpp na ne bu ñëwee ba yegg si ñibbi problème la. jàpp na ne bu ñëwee sax. ci foofu mu nekk war nañ ko fa mën a fekk. finalement mën nga nekk ci zone boo xam ne sax amul turbulence. mais nit ñi du ñëw. ça veut dire quoi ça veut dire que yëf yi day taxaw. te 24 heures rek laa wax yu ñu liggéeyul Dakar. mais c'est la catastrophe. alors la catastrophe jëlal rek port à Dakar. port autonome de Dakar. port autonome de Dakar. oui mais c'est 2 à 3 milliards par jour. de trucs. nga xëy 24 heures 48 heures mënoo génne benn bagage. Imaginez ce que ça fait. am na si ay commerçants yoo xamante ne ay seen ay bagages waroon na génn. bien sûr jotul génn. bien sûr port bi day tourner tout le temps. chaque jour que jëfee conteneur yaa ngi dugg di génn. donc xam nga ne fan yi mën a suloon a liggéey ci loolu. fan la état di jëlee recette donc personne yi gañ kenn du ci gagné. moo tax liñ ci jàmb gay daal. mooy ni économie moom régressé woon yàgg na nag. parce que depuis pandémie bi ba léegi mesures yi ñu jël malheureusement. Les résultats escomptés yi ñu doon xaar amuñu ko. kon mesures yi jël nañ mesure de restriction foofu. jël nañ ay mesures de restriction comprendre wala. mesures yi fuñ ko jaarale wala fuñ ko tegoon du foofu. fi ñu ko tegoon du foofu. fan nañ ko waroon teg nag. non fi ñu ko waroon teg. oui mooy ñun liñ jogoon def ci fan yi mooy te ñu yàggu ko wax essayer de vivre avec. le virus avec le virus. oui. en quoi faisant en respectant les mesures barrières. ndax nit ñi foog ñuy génn. parce que nit ñi faw di liggéey di daan seen doole. muy benn ñu restreindre heure de travail. xëy 5 heures wàcc 18 heures muy jafe-jafe. waaye loolu boo ko xoolee xayma économie bi nekk ci gannaaw 18 heures mais gis nga une économie s'arrête une autre démarre après 18 heures. te économie boobu moo gën a sensible. mooy parce que économie la boo xam ne. voilà économie de la nuit. oui boo xam ne li ci dépendre dafa bari. mais quand même léegi ak couvre-feu bi nga xamante ni léegi minuit la ba 5 heures du matin. waaw mais après mën que nga wax ni tane na. waaw mais après que li xew ba pare. médecin après la mort la si je peux m'exprimer ainsi. mais ñun teeloon nañ wax ne. c'est pas une bonne mesure. début bi sax li ñu njëkkoon def bi ñu bëggoon njëkk a def moo gën a garaaw 17 heures la ñu bëggoon a arrêté loo. nañu dimanche du ngeen liggéey c'est vrai que dimanche duñu liggéey ñu ne ñu dañuy nettoyer. yooyu yëpp amul. te Sénégal wax dëgg yàlla jàmbaar lañu. du guddi du bëccëg du samedi du dimanche am na ñoo xam ne toute leur vie dañuy liggéey. du ñu arrêté xanaa ñu feebar boo xam ne mënatuñu. ñoo xam sax da nga leen di gis ñu wër na ñu dañoo feebar mais mënuñoo ñàkk xëy liggéey si. donc ñu jàmbaar lañ. soo leen contraindre ci liggéey te tegoo ci ñoom dara te nag ñun wax dëgg yàlla secteur bi ñu nekkee xaj na dañoo jàpp ne dañu am xaalis wala dañoo jàpp ne yëguñ dara amul benn mesure yoo xam ne ni état jël na ko. jëm ci ndimbal ci askanu yegg si ñun. au contraire amul benn bu agsi si yéen. ñun de suñu assise bi ñu am kenn mosuñu contacter. te ku wax commerce foog nga boole si assise Sénégal mais mënta ñàkk évidemment. moo tax je fais un appel. solennel fii. jàpp naa ne am na ay kuréel yu mu teg. pour ne promotion des jeunes. oui. promotion de l'emploi. mais loolu xoolal ni kuréel yu bëree ak tey résultat bi fi mu nekk. fond si sa ngi fi.
FONGIP nga fi. DER. ADPM nga fi. DER nga fi boo ko doon lim du jeex. tey la problème yi gën a bëri doxul wala dox na donc y a problème. donc y a problème. Y a problème. mais quand même suñu déggee njiitu réew mi bërki dem nu mu waxee yaakaar mën na amani. waaw dégg nga li wax réorientation ngir ay mesures yu am solo ñu jël ko su ko defee askan bi gis seen bopp ndaw yi rawatina ndaw ñi. moo tax ma bëgg fii laa koy lancé. oui fekkee ñu ngi may dégg buñ bañee li leen dal loon ci agence yooyu société yooyu dal leen. mooy nañu dem sur le terrain dem waxtaan ak les vrais acteurs que nous sommes. maanaam buñ ko defee kenn waru leen teggi. buñ ko defee ñaari mbir la mën a jur. mooy incha allah financement yu dana yegg ci les ayants droit. ñi ko yelloo. ñi ko yellool. parce que problème bi yëpp loolu. dañuy fekk lu fees dell ñuy sotti muy tuuru. te war ko jox ñi ko yelloo. nañ jaar ci ACIS ak ñu mel ni ACIS. ñu responsable mu yegg ci fi mu war a yegg. ñu mën koo jëriñoo mu mën a am résultat boo xam ne dana xeex liñ bëgg a xeex muy ñàkk liggéeyu xale yi. waaye dana teggil état ci jël ay agence di fay yu cher. te doo am résultat yi nga bëgg. parce que dama koy wax toujours. oui c'est un adage. vous voulez faire une chose pour moi vous le faites sans moi mais vous le faites contre moi. mën nga bëgg a dimbale. da ngay ñëw nga waxtaan ak man li nga xalaat ne moom nga bëgg a def. oui ma ne la waaw lii de baax na lii de baax na lii de baax na lii de bu ñu ko defee woon nii lii de bu ñu ko jubbante woon nii. ba tënk. alors parce que ndaw yi nga xam ne nag ñoo waral lii ci suñ secteur la nekk ñun ñëpp xamante nañ. oui ñi nga xam ne ñoo amul liggéey ñoo mënut jot ci financement yi ñoo am ay jafe-jafe ba lii am dem ba désespéré di jël gaal gi. ci ñun lañ nekk. si yéen lañ nekk. moo tax nañu xool des associations responsables. oui ñu ànd ak ñoom liggéey. am na solo alal gi dana yegg fi mu war a yegg. waaye jàpp na ni dana am résultat yi nga xam ne moom lay résultats escomptés yi nga xam ne moom lañ bëgg. am na solo ça c'est un appel que je fais. parce Oui. que comme jogaat na ne dafay des réorientations budgétaires. oui maa ngi dégg ay 300 milliards quelle que soit la somme. oui bari wala néew su dem fi mu war a jëm rek du am njëriñ. mu nekk lu am solo moo fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Oumar Cissé directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Oumar Cissé lu jëm ci wàllum ñeexital wala impact bi nga xamante ni ak conséquences yi nga xamante ni manifestation yi am na ko gaz tàmbali na manqué ndax gis nañ station d'essence yi caxatee yi nga xamante ni jot na fa am gaz tàmbali na manqué yaa gis ku jógee quartier di dem fu sore ngir am gaz. dëgg la gaz manqué na am na yeneen denrées yoo xam ne ndax tey rek def nañ ci constat tey rek def nañ ci reportage. effectivement lu bari dana manqué. moo tax il nous faut encore du temps. Ouais. pour ñu mën a ñëwaat à la vie normale. loolu yëpp nag comme li ma wax rek jafe-jafe moo ko indi. moo tax lees war a bàyyi xel la. buñ di déglu nit ñi daal di leen bàyyi xel. di bàyyi xel seen revendication yu bari mën nañ faa lu bari mën naa bañ am fu bari mën nañ faa bañ a àgg. waaye nag devant l'impossibilité nul n'est tenu en tout cas ñun comme ni ñu ko daan defee ñun commerçant dañuy def suñ kéem kattan lépp loo xam rek mën nañ ko ci liggéey bi pour mu demaat à la normale. bagage yu ñëwaat surtout ñu jéem a maîtriser les prix nañ ko def. parce que wax dëgg yàlla. accord gi di ñëw. accord gi di ñëw tey. oui. buñ góorgóorlu rek pénurie mën naa am. waaye flambe des prix également mën naa am loolu nag je profite de l'occasion pour dire à mes compatriotes ñu bàyyi xel bu baax ci volet boobu ñu xam ne musiba la bu dal suñ kaw ñun ñëpp la dal suñ kaw. ñu fexe ba góorgóorlu suñuy mbokk yi dëkkandoor lañ nekk suñuy mbokk Sénégal lañ nekk suñuy yaay suñuy papa suñuy nijaay suñuy jigéen suñuy doom. ñu fexe ñun commerçant yi ba buñ ci indi benn jafe-jafe. lépp lu nekk rek ci suñu mën-mën nañ ko def ba nit ñi vraiment. mën a am li ñu bëgg ci seen dund. te du jafe dëgg-dëgg. am na solo incha allah xëj na balaa yàgg dana ñëwaat à la normale. am na solo alors grande surface yi. gis nañ grande surface yi yu si mel ni ay Auchan surtout Auchan yi nit ñi nga xamante ne dañu doon manifester.
donc ñu ngi ko doon saccagé mu nekk lu doy waar Carrefour tamit ak yeneen yu ni mel ay sub école loolu daañu ko faram-fàcce léegi ma jël suñu téléspectateur bu njëkk allo allo. salaamaaleykum. allo allo. oui allo salaamaaleykum. aleykum salaam kilifa gi bismillah. maa ngi leen di ziar. delloo ziar fa nga ñuy wootee. maa ngi wootee dëkk bu ñuy waxee Birkilane. Birkilane ngay woote. région bu Kaffrine département Birkilane tudd Sadimou Cissé. bismillah Cissé ñu lay dalal jàmm. waaw maa ngi déglu nag seen émission bi. di émission bu am solo. jërëjëf. li ma fi dégg sëñ bi wax léegi dafa nekk lu am solo. Omar Cissé. lii nga xam ne moo xew ci fan yi dafa impacté négativement ci économie bu Sénégal. oui. waaye nag lu ci ëpp solo mooy. Sénégal yàlla daf ko def muy réewu jàmm. muy réew moo xam dafa am dal. ay kilifa yu mag nekk fi. ay responsable yu am maturité nekk fi aussi muy ñu nekk ci opposition muy nekk ci pouvoir. man ci pouvoir laa bokk mais damay wax ne muy opposition muy pouvoir ñoom ñëpp dañu am maturité politique. waaye lu ci ëpp solo mooy. oui. defaraat jukko yi. defaraat taxawaay yi. demaat ci àll bi bàyyi ko parce que man damay gérer benn structure bu ñuy wax UNAPAD mbirum kuréelu baykat. nañu fexe ba dellu ci mbay mi ba ëllëg bu jafe-jafe amee ñu mën a dundal suñu bopp. ndaw ñi nañ dem ci tool yi dañu organiser ndaw ñi defar ndaw ñi ñu delluwaat ci àll bi ñu bënn ndox mi nit ñi dellu ci tool yi bay. dellu ci àll bi di bay nawet bay noor pour dundal suñu bopp jéem a di jàppale leen aussi encadrer leen. former leen. ñu mën a exploiter li nga xamante mooy suñu patrimoine mooy suuf si. ñu dundal Sénégal aussi dundal adduna bi. loolu Sénégal mën na ko te je sais que président bi comme ni mu ko waxee nii bàyyi na xel ci jafe-jafe bi. te am naa yaakaar ne danañ dem ci foofu pour encadrer jeunes ñi jàppale jeunes ñi pour jëme leen ci li nga xam ne mooy développement bu Sénégal ba ñu mën a am sécurité alimentaire wala am souveraineté alimentaire. donc daal maa ngi rafetlu seen émission bi di wax ne yàlla def Sénégal jàmm ba réew mi am jàmm ba réew mi mën a naat ba kenn ku ci nekk gis sa bopp ci la nga yëngu. jërëjëf. maa ngi leen di sant leen gërëm macha allah. di la gërëm baax di la sant Omar ñoo ko dégg na réaction. waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm kooku maa moom ñoo bokk dëkk Kaffrine. oui. mu wax lu am solo. sànq maa ngi wax ni bu ñu bëggee suñu réew mi ñu développé ko te man dama jàpp na développé Sénégal. lu yomb la. ah bon. macha allah parce que nag kay ma wax la lépp loo xam ne luy développé am réew la yàlla defal nañu ko macha allah. kon suñu retard bi moom jaaduwul. noo jaaduwul en toute sincérité jaaduwul. on a tout pour se développer. bu ñu ko jëloon par secteur ñu jël commerce. ouais. ñu jël des associations responsables. ñu liggéey ak ñoom directement dana am résultat. ñu nga dem ci baykat yi ñu dem ci li nga xam ne ñooy les associations responsables nga xam ne ñoo nekk sur le terrain les vrais acteurs. ñu dem liggéey ak ñoom mais li ñu am sëñ bi ci suuf su tàlli laa wax. ouais. am ko ci ndox ci suuf si am ko ndox ci géej gi suñu réew bi loo fi bay mu ñor. ñu bëgg rek nekk di dépendre ci taw boo xam ne bu yàlla neexee tey mu taw bu ko neexul ndax suñu bàkkaar yu bari. loolu dafa doy waar. nga dem ci càmm gi pareillement seet ñi nga xam ne ñooy les vraies associations nekk sur le terrain ñu liggéey ak ñoom directement. nga dem ci artisanat bi. nga dem ci secteur de kii bu nekk rek. ñu dem ci ñi nga xam ne ñooy les vrais acteurs qui nekk sur le terrain ñu liggéey ak ñoom parce que moi je parle en connaissance de cause. oui. moi j'ai vu ñoo xam ne bëriwuñu ñaar ñetti nit dem ci ab dëkk taxawal fa loo xam ne macha allah. te les financements du ay millions yu bëri yu ñu tudd. oui. mais organisation la méthode mais ak rigueur. ak rigueur ñett yooyu. organisation ñett yooyu moom fu mu nekk moom. méthode rigueur résultat ngay am. da ngay am rigueur da ngay am résultat. booy. donc war nañu daal vraiment xoolaat ni ñuy gérer. oui alors grande surface yi gis nga lu xew si Auchan yi caxate yu fa am position wu Assis lan la. waaw position Assis ci loolu mooy buy Auchan buy beneen société bu mën a doon. grande surface yi. duñ cautionné yàq. Quand même
Sénégal dëkk la bu civilisé dëgg la xaj na ay société étrangère lañ waaye fii ay sénégalais fii liggéey xaj na li naqari nit ñi ci li ma jàpp mooy jàpp nañ ne suñ coono bi ñu nekkee daanaka sociétés yi dëkk yi ñu jógee ñoo ñu ko teg. mais est-ce que loolu dafay tekki tamit ñoom ñu war a dem foofu yàq. maa ngi ñëw ma ne jàpp naa ne xaj na lool la. oui waaye dama ne loolu mën nañ ko xeexee neneen même su fekkoon looloo am. res na ko mën a xeexee neneen te mu bañ a doon. ay violence parce que tey exemple yi ma lay jox am na benn ci seen magasin yi bu ma gis muy lakk safara si meloon na noo xam ne waxuma la foofu noonu mais lakk koñ boobu yëpp mënoon na jàpp mënoon na lakk. su boobaa voilà finalement dina mujj doon loo xam ne dina garaaw pour tout le monde. kon warees naa mën a wane sa naqar. oui dox sa doxu ñaxtu te wax dëgg yàlla doo yàqal ma Samba doo yàqal ma Demba xam nga dañuy wax Auchan yi rek mais xam na ñoo xam ne nii seeni oto yàqu na ci duñu Auchan. oui am na ñoo xam ne seeni kër yàqu na ci te duñu Auchan. effectivement am na ñoo xam ne nii dee nañ ci. te duñu Auchan. oui n'est-ce pas. kon mbir mi du Auchan rek du Eco rek du. Sandaga rek mën nañu wax ni secteur yëpp la. même presse bi sax presse bi sax gis nañ suñu naataango yu nekk fii ci média am na te jàpp ma ne noonu lañu war a wanee naqar. loolu moom jàpp ma loolu. waaye toujours est-il que li may wax rek gis nga aw ay moom mën nañu xam fu muy tàmbalee fi muy yem. kenn mënu ko natt. ba tax na lépp loo xam ne lu koy. gis nga yàqu-yàqu yi. li koy indi doon wane yàqu-yàqu yi léegi nii sax. mu ngoog lépp lu koy indi. wax dëgg yàlla moytu ko dafay gën. dafay gën kon daal position assise mooy moom yàq. oui moom bokkul ci ay mbiram. alors beneen seetlu bi mooy am na si ay bërëb yu nga xamante nit ñi dañuy dugg comme mel na Auchan yi ak gis nañ ko aussi si Carrefour bi nekk fii maanaam daal nit ñi dañuy dugg di jël yi fa nekk nit ñi dañuy dugg di jël di yóbbu. loolu dañ si war def taxaw seetlu yow mi nga xamante ne da nga yëngu ci wàllum commerce ak wàllum industrie loolu ban lecture nga si am mooy askan bi dañu soxla lu ñu dugal seen biir wala. waaw mais loolu moom laa la wax ne la lecture. maanaam loolu dafa leer. mais loolu dafa leer loolu laa wax ne dafa leer xam nga ki nga xam ne tey jàpp na ne am na lu doy këram du def loolu. te leneen li du lekk ak du ceeb ak dëwlin rek ak yeneen sàmm di fa am na yenn yu fa nekk mais laaluñ ko amuñ ci soxla. maanaam ñoom dañu insister. te boo waxuma la sax jëf bi. mais dañoo wax jëf. dañoo sonn dañoo tàyyi lekkuñu naanuñu tëj ñu mais dañ ko wax comme nag dañoo sonn tàyyi xiif mar buñ gisee luñ lekk ak luñ naan te duñ fay jël ko c'est aussi simple que ça. gis nga lépp loola waaye wax. loolu jàngul li mu war a jàng ci événement yi. mais ñoom tamit de la même manière. oui gis nga Covid bii. waxoon naa ko lors d'une rencontre. oui gis nga su jàllee te jànguñ ci liñ ci war a jàng dëgg du sotti xam nga lan la. oui am na benn réunion bu ñu mës def bu ñu koy soog a wax mais c'est pour rappeler les autorités. am na jamono yoo xam ne li nekk ci Sénégal ci denrées de première nécessité. couvrir lu weesu 4 mois cela veut dire quoi. cela veut dire que bu fekkoon ne pandémie bi dafa gën a yokk wàññeekuwul ba gars yi yëpp tëj seen frontières yi Sénégal fi mu daan jëlee ravitaillement yëpp tëj 4 mois lañu may Sénégal ñëpp de yàlla may ñu suuf si ñu am ak ndox mi ñu am mënuñu am dugub ju doy. mais quand même mën nañu wax am mboq mu doy. mais quand même mën nañu wax ni autorités yi ba Covid bi tàmbalee ba léegi maîtriser nañ situation bi jëm ci wàllum denrée yi. non déggoo li ma la wax. c'est parce que tout simplement. yàlla dafa def yëf yi niñ ko foogee woon. demeewu ni li taxoon ñu tëj frontières yi su fekkoon dafa yokk laa wax wàññeekuwul. chaque jour mu gën a yokk. kon kenn ba waxatu ñu ko tëj yëpp 4 mois lañu may Sénégal ñu seet beneen feneen fi ñu nekk. boobu amul benn stock boo xam ne denrée de première nécessité la boo xam ne nii fii lañ ko bayee mu nekk fi donc war nañ xalaat léegi. programme yi ñuy def yoo xam ne danañ fexe di produire foo la xam ne naan lii am nañ lu mën a dundal Sénégal au moins 1 an 2 ans de stock na nekk ceeb. wala na nekk dugub wala na nekk mboq ñuy fondé di naan wala ñuy laax di naan. kon stock bi warul nekk ci ay mois. mais dafa war a nekk question bi du question nekk ci ay mois. mais oui stock bi si dafa lan war a dépendre ci à l'extérieur.
stock denrées de première nécessité. oui warta dépendre à l'extérieur. pandémie bi wane na ko. mais imaginez-vous yëf yi yokkoon bañ a arrêté. gars yëpp tëj xam nga Chine boobu léegi mi ngi tëj. su fekkoon tey suñ dund gi yëpp Chine lay jógee. kenn waxatu ko. mais depuis bientôt 1 an Chine dafa tëj. amul benn commerçant bu mën a jógee fi dem Chine. peut-être Dubaï ak yeneen dëkk yi tur. mais Chine moom imaginez tey li ñu doon dundee yëpp. wala boo 90% li ñuy dundee doon jógee Chine imaginez loolu. ñu yor suuf si ñu yor fii. yor ndox mi ñu yor fii. yor jeunes yi ñu yor. 70% de la population mi ngi entre 25 ans 35 ans ou 40 ans. ñooñu mënuñoo liggéey lu leen dundal mënuñoo bay lu leen dundal. c'est grave léegi si sa gis-gis. c'est la plus grande leçon bu ñu war a jëlee ci Covid. oui si sa gis-gis problème bi fan la nekk ba suñu autorités yi mënuñu àgg ba foofu. waaw li nga expliqué nii. c'est les politiques yi baaxul. c'est la politique économique. suñu politique économique baaxul. ah bon te pourtant ay borom xam-xam ñoo ko tracé. waaw ñoo si yëngu. ñi nga xamante ne ñi nga seeq mën nañu wax ni quand même loolu seen domaine la. waaw mais problème bi fan la situé wu Omar Cissé. mooy fi mu situé mooy li Burkina Faso yoo rek gis nga ñun fii xalaat yëpp xalaat nañ ko ba xalaat yoo xam ne sa virtuel la. oui mais lépp sa ñu ngi ci tiroir yi xam nga yow da ngay xalaat man may doxal boo xalaatee jox ma doxaluma sa xalaat nu muy génne. donc il faut ñu am quand même vraiment bëgg réew mi il faut ñu gis nga boo gisee yenn am na ci yenn. ñu neex ma mooy dañu bëgg résultat dañu bëgg lii maa ko fi def gis nga nit tant que loolu animé wu la rek du sotti. beneen bi mooy wolof dafay toujours di wax loo xam ne des fois mooy biaisé mbir yi njëriñ loo fekkee lépp lu amul njëriñ wala lu mu dul fekkee rek jàpp na ne waru ko def. ak sama bopp ma la gënal tant que ñaar yooyu génne wuñ ko suñ biir duñ dem. gis nga njëriñ dëgg El Hadj Malick doo ko fekkee. alors léegi responsabilité secteur privé national bi lan la ndax suñu nee état rek mais secteur privé national bi quand même moom aussi am na si waar bu mu war a bay si mbir mi. walay dëgg la li nga wax mooy dëgg de. xam nga tam nag. dañuy wax des fois. oui waaye ñun ñëpp ñoo am ay responsabilité dafa fekk nag responsabilité bi gën a bëri. état la. waaye secteur privé national ni ñu waroon a booloo amee ko doole même sax taxawaay boo xam ne tey li ñuy tuddee les firmes étrangères bañ fee ñëw wala bañ fi am benn poids bi waroon nañ ko mën a def bu yàgg defuñ ko loolu ñun la. on le reconnaît mais quand même am nañ seen place fii quand même. non les puissances étrangères. non je veux dire. loolu kenn du wax ne amul. oui. waaye am na taxawaay boo xam ne ñun waroon nañ ko mën a taxaw mais nag xam nga wolof dafay wax ne les peccam mbir bu neexee ndey jaay jàpp ci loxo yi. dag ma sax may occasion ma tudd loo xam ne mi ngi am tey ci secteur bi. oui muy lan. moo gën a garaaw li am nii ci manifestation su ma la ko waxee doo ko gëm. ah bon mooy un dumping qui est en train de s'installer ici au Sénégal. si naka. xam nga dumping comme économiste yi mooy. oui. man damay jaay lii 100 francs mënu ma ko jaay moins de 100 francs parce que ñëw na ma 90 francs wala 80 francs yow nga ñëw di ko jaayee 80 francs tey je comprends un tout petit peu boo gisee léeg-léeg yenn comportement yi yenn nit di ko am en vis-à-vis ci étranger yi. wala yenn réaction yi. wala réaction yi loolu la ñun actuellement je l'ai dit je le rappelle au ministre. oui. que c'est un dossier chaud qui est sur la table qu'on doit régler sinon ça risque de dégénérer. ah bon. mooy ce qu'on appelle la concurrence étrangère déloyale qui est là je vais pas citer de nom. mais li ñuy def ci dëkk bi mais mar d'Italie. kon mbir mi dafa war a nekk. xam nga tey exemple gagnant 50-50. dama ne gagnant la war a doon. te nag li doy waar mooy li ñuy imposer fii di ko def doo ko xalaatoo ko def seen dëkk yi c'est ça également xalaatoo ko. même wax naa nee na les sociétés étrangères de droit sénégalais sax war nañu ko xoolaat parce que nag voilà monde bi léegi mu neex la mu naqari la c'est devenu un village planétaire mënoo toog yow kese li nga yor wala li ngay da nga yaay ko def c'est pas possible. du sotti de. ñoom mënuñu ko ñun mënuñu ko. ñoom luñ fort lu ñu am développé faw ñu soxla ñu ñun et vice versa kon kenn du wax ne duñ ñëw ñun duñ dem wala duñ implanter wala de mais que les règles de jeu soient réglées. que la régulation soit de mise. tey boo demee le secteur textile mais demal HLM jëlal maa ngi lay ñaan rek ngir yàlla jël leen benn reportage ngeen dem marché HLM ngeen dem marché HLM. ñi def textile ngeen laaj leen. ils vivent le calvaire. certains sont menacés de disparition ou la plupart d'entre eux sont menacés de disparition. demal ci
plomberie sanitaire pareil demal ci électroménager on a eu des rencontres avec le ministre avec le DCI avec le directeur régional. Oui. mais chaque jour que Dieu fait. ñu wooñu mais si sa fu ngeen toll. d'ailleurs sax à HLM am na ñu menacé woon lu jiitu sax ay ma di nga xam ne mënoon naa jur lu nekk. parce que tout simplement da ngay dem Inde wala nga dem Chine wala nga dem fenn ci bitim réew. oui dem jënd sa conteneur ñëw ki la ko jaay bu la jaayee 10 conteneurs chargé 100 conteneurs ñëw topp sa ginnaaw kooku mën ngeen yem prix mu ñëw au lieu mu nekk ci benn rayon benn rayon du marché di jaay en gros mais textile am na ñoo xam ne ñu dem ba dajji bal di ko détail waaw client yi sama client yi daan jógee à l'intérieur du pays daan jógee ci sous-région yi bu ñu ñëwee fekk waa ji nga xam ne mi ngi na déjji ci marché bi man su may jaayee 9000 su may jaayee 11000 mu jaayee 9000 naa gis client te nag li ci doy waar mooy fayuñ benn taxe yow chaque jour ñu bëgg laa rey ak taxe. ñoom fayuñ benn taxe ñoom fayuñu. bu ñu war a fay 100 fayuñ 1. ah bon non mais c'est te ñeneen ñi ñu ngi fay en même temps. dama ne nañ jël seeni service ñëw liggéey ak ñun ñu teg leen ñu wax leen du concret li ñuy utiliser ci ay mbir yoo xam ne nii pour contourner le fisc. pas plus tard que ce matin rek ñi ngi xëy ci pandémie bu mel nii ñu sonal nit ñi ci ay parking di sonal nit ñi ci ay détails yoo xam ne nit ñi ñu ngi ne ngéej lu ñu lekk au même moment ñu ngi fi bàyyi ñooñu ñuy def lu leen neex donc frustration yooyu nañ ko wax gis nga mbir mi. boo ko yërëmee du sotti. gis nga les problèmes là il faut qu'on les solutionne ñu bañ di ko déplacer. maanaam mu am daal équité sociale ñu yemale ñëpp. voilà nañuy def diagnostic yi te bañ a ragal. wax les choses fa am lu mën a nekk am lu mënul nekk. ñun waxuñ benn yoon na ñooñu bu ñëw ci dëkk bi liggéey ñun ñu ngi dem ci bitim réew fu nekk di liggéey kon mënuñ wax ne duñ ñëw fii liggéey. mais nañuy defee fële buñ nekkee seen i mbir yi ñuy teg ba mën a protéger seen i nationaux. mais nañ ko def fii nii mais mën nga imaginer waa ji jaay la fële chargé topp la. ñëw sooy jaayee 1000 francs muy jaayee 750. mais kañ ngay jaay. te yow li ngay fay du ko fay. mais il faut que ñu wax ci loolu sinon lii leneen la loo xam ne. su éclaté. c'est la catastrophe. mais alors beneen lecture bu ñu war a mën a amal si grande surface yi nga xamante ni saccagé nañ ko yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk si secteur privé national bi est-ce que tamit loolu jotul ngeen def si jéego yu am solo ngeen di am ay grande surface amal ay grande surface askan bi aussi di fa mën dem di fa jënd. d'accord loolu moom ngeen am prix abordable. moom li nga wax noonu loolu laa d'accord. d'ailleurs bu ñu ko teeloon a def amaana duñ fi am place. voilà donte nag croyez-moi. mi ngi changé. mi ngi changé ndax xam nga ne am na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci grande surface léegi. oui mais maanaam mënoon na gën a. non effectivement. comme Bayre ko waaw lu fi amutoon la xam nga. oui mais nag commencé nañu am prise de conscience ñun ñu ngi liggéey ci loolu pour bëgg vraiment. mais est-ce que mbir mi yéexul tamit. waaw mais nag xam nga lu ko waral. oui foofu la état di amee toujours foofu lay waxee ak état. sànq maa ngi koy wax ak ñi ma doon dajal ci suba. oui ma ne leen dañu dem ba secteur informel bi. dañoo dem ba je sais pas moi dañoo dem ba état ni ñu ko waroon a ñemee ni ñu ko waroon a jege mënuñ ko jege parce que fu ñu waxee état rek li ñu njëkk a xalaat ñoom mooy ay taxes ay indil la jafe-jafe. su ko defee ñu ragal donc dañuy ragal entreprendre. wallahi en 2000 c'était en 2006 je crois. maa ngi doon waxtaan ak benn waay boo xam ne grand commerçant à Sandaga. macha allah ma ne ko nag dama bëgg gis ne war nga changer mais war nga mën a dem dans l'industrie. mais automatiquement xamul lu ma wax si c'est bëgg naa ko mais fii état da ngay waru boo ko fii def ñaari yoon ñetti yoon saa waay ñoo ni lay impôt indi lay taxe yoo xam ne après dafa mujj ragal. moo waxtaan ak benn paa boo xam ne saan paa bu kilifa gu mag la woon ci UNACOIS. mu ne ma sama kër gi laa indi woon fi benn unité industrielle di defar ay njàmpe ay kii mais voilà fisc ñëw par contre boo demee ci yenn pays dañ lay teete ba nga taxaw. après ñu commencé nag di la ci wax naa ko ma ne ko yéen a waroon di jóg di ñëw ci nit ñi di leen ñemeloo xam nga ñun ACIS bokk na ci li ñuy liggéey mooy jéem ba ñu formaliser. ndax formalisation bi. dañ ko ragal jàpp ne waaye li moo jàpp li ñu jàpp rek ne état moo leen di kii. mais quand même d'accord nga que ni impôt aussi fay impôt dafa am solo te loolu fala budde tamit dafa am solo ku nekk di nga amal ki nga xamante ne nga ko war a fay. état impôt lay dundee. oui nit warta nekk ci réew na doo fay taxe. vraiment. donte nag naa def foofu benn parenthèse. soo waxee ñu ne fayuñ taxe ñun li ñu fay ci taxe kenn fay ko taxe ci Sénégal. ah bon non mais amul benn conteneur booy génne te fayoo taxe. sa place bi nga nekk amul lenn loo cay fay location fayoo taxe.
ah la wax ma rek lu commerçant di jaay te amul taxe wala lu muy jënd dem ci taxe y en a pas li ma wóor mooy li may fay taxe li 10 Sénégalais di li 10 organes presse di fay ci taxe 10 commerçants fay nañ deux fois. mais dama la bëgg wax mais bu ñu waxee ñoom dañuy wax ne duñ ko fay formellement. mais dama la bëgg wax kon ni. peut-être ñi nga xamante ni dañu ragal dugg si grande surface yi ñoom aussi nañ sóoraale que ni quand même suñu duggee lu ñuy. non loolu c'est inévitable maintenant dañ koy fay quand même. non loolu c'est inévitable. oui c'est inévitable te commencé na am te kanam la jëm incha allah rabbi. amul sikk ci ne kanam la jëm loolu réew mi àddina bee toll foofu sax nag. moo toll foofu précarité boobu ak loolu ñu nekkoon. d'ailleurs moo tax ñu ne ñun dañoo war a changer. dañoo war a changer paradigme. ba pare marché yi ci boppam sax. oui ni mu mel dañ ko war a changer parce que nag kaay ma wax la doo ñëw sama boutique. balaa nga faa dugg di bëgg a dee. boo ñëwee kon doo mën a toog doo mën a nga dem foo xam ne macha allah c'est bien aménagé ngay dem fële. loolu c'est normal donc ñun ci suñ bopp ñoo am intérêt. oui dem vers ça. oui. waaye comme li ma la wax. mais boobaa aussi prix yi aussi mu nekk ay prix yu abordable. non mais xam askan bi gis seen bopp quand même y a la direction du commerce intérieur. oui loolu am na yoo bëri mënoo ko def. c'est pas possible bu ñu liggéey nañu war a liggéey rek ñu liggéey en étroite collaboration. yu bëri mënta nekk. très bien quand même le pays est reçu des institutions. ku nekk na def li mu war a def rek. moo tax yooyu pour mu sotti nañu liggéey ñun ak ñoom surtout les associations responsables nga xam ne carte sur table lañ koy teg ci table bi. waxtaanee ko. mais yaa ngi insister si association. yi nga xamante ni dañu responsable qu'est-ce qu'il y a lan moo xew dafa am ci seen secteur bi ñi nga xamante ni dañ leen di dañuy waxtaan ak autorités yi te vraiment waruñ foofu amuñ fa place wala lan. waaw mais gis naa yaa ngi ci insister. évidemment foo dem am nay brebis galeuses am na ñu dafa ñuy gàmm ak ñi ras dem duñ benn loolu moom ci yéen sax am na. oui mu ngi fépp moom. mu ngi fépp. j'insiste là-dessus parce que tout simplement dama bëggul ñuy jël xaalisu askan wi. jox ko ay nit pour askan wi ñu féetale ko seen bopp la ñu féetale ko seen i ñoñ. man gis nga loolu laa bëgg mu jeex ci dëkk bi. El Hadj Malick bu 100 personnes topp sa ginnaaw ñu yëkkati jox la na la jox leen 100 personnes yi joxal 100 personnes yi bul jox ñi bàyyi ñii nga def ko ak équité ku war a am dërëm mooy li mu war a am na am dërëm ki war a am ñaar fukk am ñaar fukk. loolu mooy équité xam nga égalité mu mënta nekk. mais équité la ñu woote. am na solo. mu dem ci les ayants droit. oui mu mën a jur nag résultat escompté yi nga xam ne am la ñuy xaar. Omar Cissé maa lay gërëm baax di la sant sa kàddu gu mujj. waaw xanaa di leen sant di leen gërëm di wax ni am na lu bari yoo xam ne bëgg nañ ko wax waaye xëj na waxtu yi. oui beneen yoon waaye beneen yoon du ñàkk ñu am occasion. en tout cas fi may jeexale mooy maa ngi woo suñuy doomi réew. ñu xam ne réew mi dara du ko développé lu du liggéey yàlla may nañu chance population bu jeune lañu am yàlla may nañu chance am nañ suuf am nañ ndox am nañ naaj war nañu mën a développé kon nañ liggéey Sénégal nag jàmbaar lañ autorités yi lii seen wàllu nañ ko def nañ def une gestion participative et inclusive ñuy liggéey ak nit ñi nga xam ne ñoo tax ñu ne fi nekk xam nga y a pas d'administrateur sans administrer. oui donc bu ñu bëggee dem faw ñu ànd. fi may jeexalee mooy concurrence étrangère déloyale bi maa ngi waat ne na ci état na ci autorités yi jël léegi ay mesures balaa muy dégénérer je parle en connaissance de cause nañ ci jël ay mesures balaa muy dégénérer. parce que imagine nit importe conteneur am ñëw jëndee ko 50 millions ñëw mënu ko jaayee 40 millions de perte loolu nit mënu ko dund. te lii ma gis su continuer nii ñun ñëpp danañ disparaître moo tax entreprendre jafe fi faut ñu réguler marché bi. am na solo donc loolu encore une fois c'est un appel. mu nekkoon Omar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants industriels du Sénégal mu nekkoon tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.